Pape Mamadou Seck xam naa tur bi Diène ça te dit forcément quelque chose Pape Mamadou Seck mii dañ ko jàpp ne dafa bokkoon ci force spéciale boobu je mets encore des guillemets à force spéciale ne ci lañ ko jàppee dem yóbbu ko Rebeuss waa ji boo demee mi ngi dëkk Daaru Musti benn quartier bu tudd Forage ñi ma ci waxtaanal waa ji déjà ñoom boo demee Daaru Musti ñoom dañu koy Pape Mamadou Pape Moodu lañ koy woowee Pape Moodu Seck Diène waa ji da nga gis ci presse bi bërki démb ñu bindal ko bi mu dawee enfin bi ñu waxee dafa daw parce que wóorugu ma ne dafa daw ñu ne un redoutable kayit moo dawee prison redoutable c'est-à-dire que redoutable kayit mooy man waa ji su ma xàmmee photoom su jaaree mbedd mi dama war a daw jaari mbedd mële parce que sinon daf may jëm paaka mbaa mu doon a bal ma dee wala waa ji dañu war a jël photoom def ko ci rajo yi ci télé yépp affiché ko ci Dakar partout ku romb xam ne kii mooy Pape Modou Seck c'est un redoutable kayit nga xam ne Uno ak Alex sax seeni temps am daaw ñu leen woowee noonu waa jooju moom la ñu présenté ne c'est un redoutable kayit même mu ko liiree dama ne mais c'est extraordinaire man waa ji am na sama naataangooy journaliste bu ma woowoon jour boobu dama doon def je crois que penco laa doon def mu woo ma xam na waa ji am na lu ma jox ci moom donc man xam naa fu mu dëkk ma ne naa dem laaj ñi mu dëkkal ba xam ma laaj ñoo xam ne ñoo bokkandoo ak moom benn quartier bu ñu juddoo màggandoo jàngandoo benn école am na ci koo xam ne ñoo bokkoon ñoom ñaar benn banc école bu ñu doon toog mësuñoo tàggoo ci àdduna te ki ma lay wax nii Diène bokkul Pastef parce que Pape Mamadou Seck Pastef la bokk xam nga waa ji fan la bokk mouvance présidentielle Benno Bokk Yaakaar la bokk te ñoom ñaar ñoo bokkoon benn banc bu ñu doon toog école donc kooku lu mu ma wax ci moom war naa ko mën a gëm parce que du adversaire politique am la mais ñoo bokkoon benn banc bu ñu doon toog mësuñu tàggoo waaye jooju avant ma koy laaj dama laaj un autre inspecteur des impôts fii ci Sénégal gii laaj ko ne ko man de Pape Mamadou Seck bii ñuy wax dama dégg ñu ne inspecteur des impôts la ma gis ñu ne c'est un redoutable kayit un inspecteur des impôts quand même nan la mën a nekk un redoutable kayit mu ne ma dañuy kàcc waxuñu dëgg la première chose à savoir mooy waa ji c'est pas un inspecteur des impôts c'est un agent des impôts et domaines donc agent la donc Diène imagine un agent des impôts et domaines nan la mën a nekkee terroriste wala muy nekk un redoutable kayit boo xam ne bu génnee prison ñun ñëpp dañoo war a daw nëbb suñu xale yi parce que bu leen rombee leen rey parce que man loolu liir naa redoutable kayit mooy koo xam ne da ngay jiite une bande dominer leen loo leen wax ñu def te li ci gën a doy waar mooy da ngay gis des gens ci réew mi ñoo xam dañuy woowee seen bopp ay experts en terrorisme xaw ma di wax ci rajo yeeg télé yi di kàcc rek xamuñu waa ji mësuñu ko gis xamaluñ ko dara ñu leen di invité di leen jël ci rajo yeeg télé yi ñuy expliquer terrorisme lii insécurité nangam ak nangam kàcc neen na ma yàlla baal. gis nga bu ma laajtee waa ji ñu ne ma waa ji Pape Modou Seck la tudd papaam mi ngi tudd Pape Moussa Seck donc xam nga ni may waxal ñu ko xam la waa ji am na ñaari soxna benn soxna bi mi ngi tudd Ndama Diagne benn soxna bi tudd Assou Bitey nañ ma baal ci seen tur yi may tudd mais su ma ko deful du leer bañ xam ko ku yor ñaari soxna nekk agent des impôts et domaines nekk dëkk Daaru Musti nga xam ne mooy dëkku maam Thierno Birahim Mbacké nga xam ne ñëpp ñi murid yëpp xam nañ ñooy ñan seenug sell seenug jaamu yàlla seenug jub Daaru Musti parce que man région de Louga laa dëkkuma Daaru Musti mais xam naa Daaru Musti am naa fay xarit yu bare dama fay dem ñu ne ma kooku noonu moom la ñuy présenter comme un redoutable kayit waa jooju waa ji gis nga Diène mi ngi jàng ci benn école bu tudd école Serigne Modou Habib Mbacké d'ailleurs moom ci famille boobu la jébbul ñooy ay sëriñam école Serigne Modou Habib Mbacké ñu koy woowee ca Daaru Musti école 1 fa la jànge waa ji gis nga bu nekkee xale dafa obésoon Pape Modou Seck bi il faut mu wax leen mooy kan dafa obésoon ci liñ ma wax ba taxoon mu doon naan ay garab yu bari di régime lu bari pour perte poids ñu bari wax nañ ne maladie bi mu yor loolu moo ko andil te dinaa ci ñëw léegi Pape Modou Seck moomu ay après bi mu jógee école Serigne Modou Habib Mbacké mi ngi jànge ci école bu ñu tuddee Serigne Mouhamadan Mbacké CM Serigne Mouhamadan Mbacké fa la jànge am BFM dem lycée Mame Thierno Birahim Mbacké fa la amee bac bi mu nekkee agent des impôts ñu yóbbu ko Diourbel mu njëkk fa liggéey doog a ñëw Dakar
waa ji Diène dafa am anecdote bu ma ci net leen bi mu nekkee xale bi mu nekkee élève collégien lycéen dafa ragaloon ba bu ñu daan grève moom mus cee bokk ñu ko daan woowee défaillant surnom défaillant lañ ko daan woowee défaillant mooy koo xam ne bu ñu dee grève du nangoo bokk grève kooku la ñuy présenter léegi ne c'est un redoutable caïd c'est un terroriste c'est très grave Pape Mamadou Seck moom Pape Mamadou Seck d'ailleurs ñi ko xam ne nañ c'est quelqu'un boo xam ne soo gisee li ngay njëkk a gis ci moom mooy reetaan ndax am jàmm amul benn problème la seule chose bi nga xam ne xëy na mën nañ wax ne moom la ko gouvernement bi mere wala boog je sais pas moi moo tax ñu bëgg ko dugal ci lii mooy waa ji ñu bari jàpp nañ ne moom moo installé Pastef à Darou Mouhty am na ñu ko wax mieux nee nañ ma boo demee fii ci siège yu Pastef enseigne ba fa nekk moom moo ko defar di nit ku jub ba pare li ñu wax te loolu dara dindeegu ko même sa propre famille wax nañ ko nee na waa ji dafay traîner une maladie bu tudd insuffisance rénale ñu ne feebar boobu moo ko dal yàlla nañ ci yàlla musal yàlla mu dal kenn ci ñu mais insuffisance rénale ñun xam nañ ko parce que ñun yàlla dogal na fii ñu nekk ci Walfadjri amoon nañ collègue bu mu dal ñun yàlla dogal na fii ñu nekk ci Walfadjri président bi jiite woon association insuffisants rénaux yi nekk Sénégal Diallo yàlla na ko yàlla yërëm te xeer ak àjjana man invité naa ko fi def émission ak moom du benn du ñaar man maa ngi fàttali ko de bu daan ñëw fi émission ñun ñoo koy jàpp yéegi ko ci escalier yi ñun ñoo koy jàpp yéegi ko ba fa pare boobu sax je me rappelle édition du soir maa ngi ko doon defee fii ci 2e étage defe naa ñoo ko daan jàpp yóbbu ko foofu teg ko mu toog feebar boobu ku mu dal di nga tal leneen lu dul di lijjanti fu ñuy tegee ay attentat non sa santé du la ko may pire bu la dalee yàlla nañu ci yàlla musal yàlla nañu ump te ump ñi ñu seetaan ñëpp su la dalee régulièrement da ngay dem di defi ay dialyse ñun xam nañ ci dara combien de fois ngay dem ci jàkka yi wala nit wala xaw ma lan ne la dama war a dem defi dialyse aw ma lu ma faye plusieurs fois waa jooju su fekkee loolu moo ko dal donc ça veut dire que périodiquement day dem di defi dialyse kuy defi dialyse di nga mën ngaa daw prison te fi ñuy defee dialyse ci réew mi xam nañ ko xam na c'est pas sans endroit xam nañ fi ñu mën a defee dialyse ci réew mi su ko fa deful du ci teg ay fan te ñàkkul ba kanam loolu mooy li nga xam ne moom moo leer mieux que ça biñ ko jàppee man wax naa ko fi wax fii benn émission te boobu sama mbokk journaliste yi ñoo ma ko waxoon ne ma biñ ko jàppee déjà remarqué woon nañ ne moom il ne peut pas supporter les rigueurs de la vie carcérale mënul toog prison biñ ko jàppee déjà ñu yóbbu ko prison mu commencé am ay problème ñu jëlee ko fa yóbbu ko pavillon spécial déjà il faut que ñu fàttaliku ne c'est pas comme les nu ñu koy wax sax salle hôpital yi ñuy entrer ay nit de non dañ koy garder régulièrement ku fa dugg xam nañ ko ku fa génn xam nañ ko waaj ñu ne insuffisant rénal mieux que ça ñu ne dafa son état de santé dafa détérioré de telle sorte que mënuñu ko woon garder prison il faut ñu évacuer ko yóbbu ko foofu Diène koo xam ne liñ ma wax parce que man laaj naa ci ñu bëree bëri insuffisant rénal la benn deuxièmement ñu ne son état dafa détérioré wu troisièmement su fekkee ne dëgg la que ni insuffisant rénal la dafa war def dialyse mais kooku la question simple qu'on doit se poser mooy nu muy def ba daw c'est la question simple qu'on doit se poser que tous les Sénégalais doivent se poser mooy kooku nu muy def ba daw kooku man mu Pape Amadou Seck musuma ko Pape Mamadou Seck Pape Modou yàlla na yàlla def mu nekk ci jàmm nekk ci dundam su fekkee mi ngi dund yàlla na ko yàlla may wér ba liñ koy taxal ñu dem ci àttekat mu leeral loolu rek lañ ci mën mais su fekkee ni lii ñu ko waxal moo ko dal man gëm naa ne su ma ko tëjoon sama bureau bi du dem te loolu sa propre sœur seetaan naa mën naa tegaat vidéo bi seetaan naa une vidéo bu mu expliquer lu mel noonu ne moom maa dëkk ak moom man sœuram bu mu bokkal ca Darou Mouhty mu ne maa dëkk ak moom fii ci Ndakaaru xam naa ko bu baax tabaski sax bu ko daan def si Darou Mouhty buñ tegee xar yi danaan papaam na ñëw rey moom du rey ku ñëwut a rey xaru tabaski ñu bëgg gëmloo moo tax keroog gis nga ba affaire départ je crois que fii la non petit déj laa ko defee woon ma ne
du ma taxaw mukk ne enquêteur li ñuy wax dara amu ci awma droit boobu du ma taxaw mukk ne procureur li ñuy wax dara amu ci mais am naa droit taxaw ne lii moo tax ma ciy dute te tegoon naa li tax ma ciy dute te ba léegi doute yooyu ma ci tegoon bis bu ma xëyee day gën a yokk mais gisuma lu koy dindi te boo dégloo fameem wax da nga naan mais c'est extraordinaire kii nan la ma ne te dégg naa Babacar Touré journaliste bu ma respecté sama confrère la très souvent am na yu muy wax yu bari dañ ciy déggante di ci wax man ak moom li mu wax ne moom lañ taqal waa ji mooy dañoo wax ne daf doon jënd xaw ma nu ñu ko tuddee matériel yooyu nga xam ne su la oto dee dàq yu demee noonu da nga koy sànni ci tali bu ci jaaree pneu yu bët am na nu ñu ko tuddee ñu ne yooyu lañ wax ne ma ko doon jënd même bu fekkee dëgg la même bu fekkee dëgg la loolu da ko doon parce que prouvé guñ ko même su fekkee loolu da ko doon jënd wax naa fii ne l'histoire politique du Sénégal te loolu sama magu journaliste bu mag moo ma ko wax ku ma respecté koo xam ne événement yooyu yëpp couvrir na ko nee na ma fii ci Sénégal lii nii du fi bees ci suñu ay histoire politique nettali na ma ne am na ay temps gars yi dañ doon le PDS le parti démocratique sénégalais Ablaye Wade gars yi dañ doon leen jiiñ ne dañ doon def ay attentat boobu gars yi dañ doon dem di fekk ay oto yoo xam ne kenn nekku ci parfois ay oto yu yàqu la sax ñu taal ko oto yi tàkk ñu naan attentat oto yi nangam ak nangam ba léegi jéen kenn mës la wax ne la doomu aadama bi moo ci ñàkk ba kenn loolu yàgg na ci politique bu Sénégal donc ñii di manifester ci mbedd yi di jàkkaarloog alkaati yi mais bu ñu dee manifester ji dinañu ay xeer dinañu ay bouteille man étudiant laa woon département lettres modernes bu université bu Dakar bii laa nekkoon étudiants yi bu ñu dee manifester mais dañuy wut ay xeer dañuy wut ay bouteille def ci essence wala leneen taal mèche dugal ci biir sànni boo ko sànnee mu tàkk yooyu fii ci Sénégal du fi bees je suis désolé de le dire comme ça mais yooyu du bees ci Sénégal donc buñ ko bëggee ngandal tudde koy attentat terroriste yu kenn xamul dafay jur loo xam ne du jàmm ci réewum Sénégal te Pape Modou Seck mii je crois que man ci sama xam-xam bu gàtt gas néew li nga xam ne moom la état wu Sénégal ameel sa famille mooy seen doom ji ñu jàpp benn c'est pas un redoutable kayit il faut ñu bàyyi moo boobu teg ko fële mooy dañ ko accuser ne da doon jàpp ci yoo xam ne da doon jur ay trouble ci réew mi état bi am na droit accuser ko encore que boo ko accuser da nga ko war a prouver mais li ñu ameel njabootam mooy wax leen gone gi fan la nekk su fekkee ne dafa daw ñu seeti ko indi ko su fekkee ne leneen da koo dal ñu wax ne leneen da koo dal parce que nit dafa lëndëm kenn mënu koo xam d'accord naa ci loolu mais nit bu la fameem waxee ay mbokkam wax la ay ñi mu jàngandool wax la da ngay xam lan mooy profilam te wax naa fii li tax ma doon douter ci attentat yi ñu doon wax ak yooyu mooy profilu ñi ñu jàpp présenté leen ne ñii ñoo ko naroon def seen profil dans leur profil y a rien qui prouve que nit ñi am nañ capacité wu àgg foofu te le cas de Pape Modou Seck bii ñuy waxtaane doy na ma ci firnde te bu enquête bi dee dem li nga gis mooy li ñuy wax tous les chemins mènent à Rome fii tu as l'impression que ni enquête bi ñi koy def li ñu bëgg yépp mooy ndox mi wala yóbbu leen Pastef parce que bul fàtte ne démb nee nañ jàpp nañ kenn ci waa Pastef yi ca golf benn ku jigéen ne moom it teg nañ ko loxo ci mbir yooyu mu may fàttali rek li ma fi waxoon defe naa y a 3 ou 4 semaines Mamadou Dia nii lañ defoon accusé ñi ko wër ñëpp di leen jàpp benn par benn jàpp Mamadou Dia jàppaale ñeneen def ci kaso bi ñooñu seen i sët gi fii Ndakaar di taxawaal seen àdduna ci la yàqoo bi ñu génn prison kenn xamatul nu ñu mel te loolu am na fii ci réewum Sénégal mais nag ñu jeexal ci loolu parce que li ñuy xaar bari na nous sommes en 2022 nekk ñu 1960 ni 62 nous ne sommes pas en décembre 62 nous sommes en 1922 nous sommes en 2022 ça veut tout dire 2022 ça veut dire que ni ce qui était possible boobu ñun juddooguñu ce n'est plus possible léegi nous vivons dans ce monde des réseaux sociaux nga xam ne nit ñi duñu toog seen kër médias yi di leen wax nu ñu war a xalaate nit ñi duñ toog seen kër rajo yi ak télé yi di leen wax nu ñu war a xalaate non loolu jeex na ñun kay ñun ñi ne ci médias yi ñooy wax ba pare nit ne ci réseaux sociaux yi nañu waxu leen dëgg
mbir mi nii ak nii la demee et ça c'est fondamental, c'est important. bu njëkk da ngay toog jàpp rajo Sénégal ñu wax ci Mamadou Dia loo xam ne da nga naan Mamadou Dia moom wóop doy na. Abdou Diouf ak Abdoulaye Wade c'était la même chose depuis que Abdoulaye Wade est arrivé au pouvoir ni ñu koy wax sax pluralité démocratique am ci réew mi su RTS wala rajo Sénégal wala waxee nga dem jàpp wala Fadjri wala feneen dégg beneen voix ñu wax la beneen version yow Sénégalais nga toog ne lan mooy dëgg nga def sa jugement. léegi yàlla dimbali ñu ba ñu am mieux que ça mooy RTS day wax rajo Sénégal wax Walfadjri wax RFM wax réseaux sociaux yi wax ku nekk fii ñu toog di wax am na ñuy seetaan naa Moussa Fall li wax du dëgg il faut que ñu intégrer ko mënul ñàkk donc ku yaakaar ne mën nga def exactement li Senghor mënoon def Abdou Diouf man ko mënul nekk mag Ablaye Wade laa essayé bi xale yi di génn ci mbedd mi mais Moustapha Niasse génnewu leen Macky Sall génnewu leen Ousmane Tanor Dieng génnewu leen ñoom ñoo am conscience que ne Sénégal mënul nekk royaume boo xam ne da nga koy yor ba doyal jox kala neex mu yore ñu ne nañ génn ci mbedd mi parce que doomu Ablaye Wade gënuñu de la même manière Macky Sall mi il faut mu xam ne gënuñu ah oui il faut mu xam ne gënuñu